أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم مويكو بالون كو جماعت بيجو كسانكن جات عرباي دي فلينغا في فبراير كنا فتوك ديكو باكي kuna stock de Koubaki et mercredi le 9 février 2022 il y a pas la Almarous à Chamat Babylon c'est Charles assalamu alaikum folo be yo be ka sanken muy ku jamata manjile wamde jaay Jat ula ku Gambian ula ku Chamat kachine Gambi kachine Kasamas kachine Jinebisa ula tu papa ko nyaakol bala wani wala mbere wala me mamji kanu famfang duniya kuna ku feji fuken kujilo jilo ku Gambia na kala ko libi ku jawlo jaw fukel si bo si soli si feji sa wala ni man ku jiri be sinde yol ku jaw ko ni may be ku jaw ko nani de ka ku langal lo bot ka fulo di mo fo mel libi yo mam ji manjuma me wala mo fo mo la bare koliya ka beneno bare koliya ka beneno nya jat wala tunyane no manja Nirago me kujamara mamji konum ja anosa no mama fujuma follade tate Gambi mangu tiken ya jame wa me friri po fola a Chamat manne ko le ka tikara ke Usman Sonko wa ko ne a Chamat kama ula bukana ke jatu bang oto anosa ko ne e nyaray e manyiri banye manyi man friri fule fu babak oto yisena ula fangola me ula le ku jabur ni mo fo mu gabam ende Gambi ula kilale ula la ka bo wari nya sibede si feji han nation e jawlo be Gambi mambu pudom ku serere ku jo man ku namponora first reason foni region 1 foni region ya pa jon first e kabutane nyomi region mam ku jawlo ko ku serere ku fulo ku jawlo barjati yabate jupe we sabwele ula ku Jamata especially ula ku Jamata ke foni pirakuma parce akam buyi ko butu ajanyi la foni wa rongom uja yabate tu jaman Senegal ku yabbu kana ko ku sabwe Senegal amul anatuma aporo mo fomola pangona poy bang menere ko po manji kanu Gambio wanku nyeseli wala ku baj sunjare mite adu foni yoledi yo amintere Senegal telana jumbo ko be ya kasama sole pajo yo bamban billahi wal kitab anyoso mintere ala jambare ala mambakan mirago exemple ko ka kam ko Jamata ku jola kam mon Gambi ko mintere ke Senegal manji kanu ñu ko mo fo molé nan ku yahum ay ku gore moy ka jombe baba ko rebela moy ko bu yunde ngoko na ko rebel bu ko freedom fighter ko e fine ethique di malagana moli mani manjelu mamu fangu mindera ke Senegal di manji me Macky Sall ajalo be karla muyu Casamance ajalo be karla muyu Casamance ajalo be karla muyu Guinée Bissau anosa mbukenu kasangana ke baytulay on numéro nje Macky Sall ay ko lim to parce que ma mbuktu mona baje eta ngona tekop nyanyam di bu mo be wala be sera bananya minji kenu mo famfang Macky Sall ana hadume mola mu kanyo so ona mamang ma Yusuf Kala uli olele o fu japa furi pete benen fama mu yaben o fu tole baro kalila du fiaka to amin tera ame Senegal konum awon Gambi mu konum fofa nyanya pasi wanku sinum jat pire go jat ñu han kude da kanya pisawle kude ta wa wanko ku sire pour ko mama be sof ana ko mama be so après on me jina bisa ja kule
Omaru Sissoko Mbalo le ana jake le han fuke mo fuka ne por le ana jake parce que a gagné di malagana ko kale umu nino vera offrir umu ko jumbe buje kuji ay umu ñu ñoo man ko ma jawla ñano ko ba plané pour ma pa kam man ko bañ ECOWAS be Guinée Bissau man ko garder a personnel ma kan tilimbale ay wan ko li sore ne tout pour man ko bay pétrole Gambia silicon e Casamance yo ko sola na fule yolu muy karibe na Macky Sall ano koli hakay bar si direme senom ma jalu wa won Casamance yolu jiragom ba wa ku roke Casamance yolu muy ku jina ku jamata wa ku roke bam jiragom muy kam Casamance wo mo fo mo wa mbo ani lalo paja karama ba diplomatie senom ma ten Jakarta bale ba funa ko funa 3000 yo le ka jël wana li sore ya manga silicon ayo ma sen français ñañe wangu kanu me Emmanuel Macron ba senero jer plené helko LN jet fighter ku seno pour mamba bombarder ko rebelak wala mangu créer problème Bissau mangu boy ko mintere ke CDO be Bissau pour ma pangole makanu de ko poy après sangole ma teb na fuleli asen ko français akela du ko chamo compter la de tebna fule Sénégal passen ko français akela maksala du kano ko chamo di compter yola bona man ko na ban nationalité français wona man Gambie bare Gambie pétrole Gambie o pa fosul pa fisul ro bune la ga ya tawna wokyo wemite man jumura ro wala turaga kafay bare na pétrole Gambie yo pa ko wombu sunu bune sore ku ga ya ko yolo le ko ngona ko wokyo achime wokelo arangale majumbe wokelo one may ya jame sunya demiti so woku mangum be kane ngenyam mangu listen tu mangore ya kumintara lima me Gambie bonya is out of it nya mangu mangu kono makara binjora bare wangu mangu meno mangu buntor bu kansal sajo kunyira ko sofun kumintara koli pour ma ko mangu katen ko mangu attaque bare no rege me jere wo plane e jaw yabe fati ya do pe lolom do banku betuyo onorego babe Casamance babele Dakar babele France wam babe woleli wo sere pepio semedi butombo ko do ro Casamance abla wala nana yalo be campagne binjona injo ome la 2000 mi jebo mois de avril wala rege ke Casamance jille bom jile banja piseno indépendant yolo mas abla wala rege fo adu anil e babele ta ya nyoso makisala ponana jawlom na toka mini jebo rompe Emile Badiane jomi jube mi jikero mi jam ka sankana kola wana rege leji kan ko mo rok bang nane wotalel mama boole len ak Sénégal jile bo mi boole ak di Sénégal e dunya ndi e manje furimo kotal fo kolia momu di ano nyanya ano e manje kotal furimo tenteni momu nane wotalel mama boole len ak Sénégal maksala furimo fanale ko di rompoy Emile Badiane Abdou Diouf o nangalo nga pourwa mamba tiken ma bombarder o sembay bar ananto lañi balenkre abula wala fona jom nali ko mokono bare angola oto muy mam di kenu fam ku jamata dunie kuna ku fiji emite wuni be wuni mambu kenu me pamba funak farma me abeka finto bolu sobe jakuru man ko rekurene ha kaya horbali wa jugo radio li ala ko me sanke merek malaganam plané ande Omar Sissoko Mbalo am akanya kusora yekla mo ko yawo su pimbenes wona li soro apaka majidu CDO be Guinée Bissau pour ma panga mangar na Guinée Bissau asel France après ça nga jawlo na kala be ka tiken corruption ma bu lepp to bambon tikana ko le ke tilikana ko le rok moji mang mena Macky Sall one may komin tera kamanto mukana mola command ni amin tera fine Sénégal wa buje rek an fanole ware gonju mekane yo ko ka bunti nya buka nya command ko ka seno mangu jabe ko bay le ko mangu la ke di singe so le mangu rien
ko kuran kene de ku se ko kuran kene de ku janga ko ko kuran e cafe lu muy bu ko gay ko ne ero ay pour forcer be ka finta be di falap bal tumul forcer me ran minteria baba tarre ana asma kisala kanti muno ken armée abla wala kanti muno ken armée abdou jufa kanti muno ken armée senghora kanti muno ken armée e mangé mo fo mi me aw agnile mo droit mo fo no baba jo semba kilan baba ye mo fo mi aw la jaburum commandé baba terre bari inde mangu sojara alma me toujours nanan ko reko yesa le demari ge no sa grade ne waaw man de grade boni emde chamman sale boni grade no Sénégal a général la fola Idrissa Fall abil yano gambi ulu escorte bari yanu yamnya karisa kola no baye ministre ko no Sirinjo ani la ko Dakar ana no sume di mummo amara ministre de la justice justice yoli minister of justice yoli nje Sénégal wi ni mama yo sat lan ni sahne agarang mbo nana ko no sunsu momo dingi bar wi rego fuken nana pour ni placer la di ministère nani rego nu kamo mi rego kanja sekol ombo senebu koli asegala kale so senebu koli lan ni sahne farek me ani nembo baytula wana rega nyawa baje nanu atiam nanu wallahi azim wonu rega nyawa baje wani manjun jaat kanja ri fuke woni manjem wonu rega ni juju ko da pankane nenu jile de rok ba muy Casamance be kawa yite bagude man ku ja ku furi mu ja ko be pare na fule di mo fo molo ku ngara mo ku jidi be ba ko mo ja krok ba ko yano haka kele india awne mai awena go be san bar pira ji manake jawo mi sa ko ni kala ko no ko kay ba ku roke mangu ya ko bonti karange dikani wak sinamu karange di ham sinamu ham yone hikma yo éviter senem akem pa karang ma ba si diplôme soni million tous abajul hakile yone awonore mamma ma kanu on jom jaat awonore fuken na kanum jaat na kanu pour kajo ombo jaat na kanu pour kajo wane kolo ka muser ka sumdi sinange sanul kulele mutoko di mbarite puma me buku baba funa fan kusume pujuma man kusiem kajube fuke kula ko di sarisei ja kunim sanim sawa ku kam Casamance bukala koli jiro gora marga to alum konum tune kuna ku feji makisala jawlo karada barpo omo makisala e to pa tubim pa tubi di bukana me Gambia pa tubi di bukana me Casamance jere ganyam billahi wal kitab umlata jata asanora lewaf nde muser koli ana sanorem ana jakuto mi muser koli o fam ko ma emite lofton on di setanana pi kando odi ken français manji jam makisala won kombe sile manji jam manji me woni rego nya we kajo molo kala fa kolla ni oto ano sambukul makisala jakul la makisala jakul adama bara jakul dikanu famfa kanu famfa le mani sankane yani manjo yuyu ana jakutu ma jakutu ana jakutu ma jakutu rom dikonu famfam makisal afuma mof afuma kabila dunia kuna kufi to ndosa emite manjura ro ana be mite woni nyawonyam bukonu emte bangul bulu so jaat e bulu so kajo
e wakati dunia kuna kufeji bemite bewuni ngobukonu maksalale kararal e jaluna ume wana sanka namiga. Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous allons vous révéler des choses incroyables. De la part du président du Ghana, il y a 48 heures le président du Ghana a été appelé par Emmanuel Macron. Voici les phrases qu'ils se sont dit. Emmanuel Macron a dit clairement au président ghanéen, il l'a appelé Mister Président, vous êtes mon espoir sur le Mali, j'ai tout essayé et tout faire. Rien n'a marché. Et le président ivoirien Alassane Ouattara m'a conseillé de venir vers toi, je te propose 145 lignes de métro au Ghana. Des avions qui seront nommés Air Ghana. Et je te promets 6 milliards d'euros pour toi seul, si jamais tu arrives à déstabiliser ces 5 colonels du Mali. Ils veulent collaborer avec la Russie pour que la Russie soit plus puissant encore plus. Le savez-vous que la France a déjà acheté le président du Ghana, le président Nana Addo, qui pourrait justifier sa proximité avec Macron. Il est le plus francophile de tous les présidents ghanéens, son amour pour la France amené à acquérir le statut d'observateur au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Il parle très bien le français. Depuis 2020, il a fait installer Air France au Ghana. Des vols directs Accra, Paris sont organisés. Total, qui était en mauvaise posture, est devenu la deuxième station de carburant depuis son élection. Aussi, Bolloré est le deuxième investisseur d'un consortium qui a fait les travaux d'extension du port de Tema pour 5 milliards de dollars entre 2017 et 2021. MPS et Bolloré vont exploiter une bonne partie de ce port pendant 30 ans pour rembourser leur investissement. En outre, depuis son arrivée au pouvoir, la marine française fait des exercices annuels dans les eaux ghanéennes. La France donne aussi des bourses à des officiers supérieurs ghanéens pour l'école de guerre. En outre, la France organisait par an 2 cours de planification, d'une durée de 2 semaines, par an au centre de maintien de la paix Kofi Annan d'Accra. Pour officiers supérieurs des pays francophones, Macron utilise ces facteurs, un trait économique et amour pour le français. Pour manipuler Nana Addo. Avez-vous vu ce travail malheureux, au moment où Emmanuel Macron faisait l'appel? Il savait déjà que Nana Addo pouvait pas dire non, le président ghanéen a fait au moins 20 secondes avant de dire tout simplement. Est-ce que je peux rester au pouvoir jusqu'à ma mort et que le pouvoir reste dans notre cour royale? Il a dit à Macron, vous devez tout faire pour anéantir mes opposants ici, je les veux morts. Ou accusés pour être en prison. Marco lui répond pas de problème, le président ghanéen ajouta qu'il fera des sacrifices humains au Ghana. Il a même dit le nombre 27 personnes seront égorgées sur un fétiche au Ghana. Ghanéens et Ghanéens, si vous voyez des proches à vous disparaissent dans des villages ou en ville. Ne cherchez pas loin, c'est votre président. C'est grand, un criminel et satanique. Peuple du Ghana. En Afrique, tout le monde a besoin de son indépendance et de sa liberté. Ces 5 colonels se sacrifient pour libérer l'Afrique. Mais voici votre président qui préfère vendre sa dignité pour des intérêts. Peuple de Ghana, sortez massivement et demandez à votre président de ne pas tenter de prendre cet argent. Il faut lui montrer que l'Afrique est décidée. Pourquoi Nana Akufo-Addo veut que l'Afrique reste dans l'esclavage? Il a fait tête à John Kufuor, l'ancien président du Ghana, il a perdu. À l'époque, le président ghanéen John Kufuor a nommé Akufo-Addo comme chef de campagne pendant la campagne présidentielle de 2000. À l'époque, Akufo-Addo a eu le poste de premier procureur général et aussi ministre de la Justice ghanéen. En réalité, le nouveau président du Ghana n'a jamais gagné d'élection. En 2007, perd les élections en tant que candidat de NPP. En 2008, il perd encore contre Jonathan Mills du NDC. Alors le président ghanéen a décidé d'être opposé aux 5 colonels et farouchement. Hier matin, le président ghanéen a envoyé des mercenaires qui passeront par Abidjan pour rentrer à Bamako. Ils viennent pour mettre fin aux travaux des 5 colonels. Chers Ghanéens, nous savons que votre peuple est anglophone, mais les Maliens et vous. C'est le même continent et même Afrique, alors peuple du Ghana, pour la liberté de l'Afrique, demandez à votre président de suivre le chemin de la liberté. Le peuple l'a élu sur un chemin de vérité et non pour détruire un pays africain. Peuple de Ghana, allez vous laisser votre président faire souffrir vos frères et sœurs du Mali. Sanctionner un peuple est-il normal? Nous laissons vous les Ghanéens à décider le reste.
Nous savons que beaucoup de Ghanéens sont prêts pour une Afrique libre et prospère. Vive la liberté, vive la paix, vive la vérité. Yo, na mwitu janjam. Wanko mesile basi wao. Ghana amin teramo arunga oli apresanga oli na pulen jike mali momo because of why because jikele kanyo because of bagode jal banyan ku bajen la ku bajbo Afrique because on a pubu di sefa on a pubu di ngai bay so ye sumuti jati sumuti kajo e jakali so wona traina tu mamba kubuj o balata ngone risk kokbo nyaji janya bara français yo blandi jando no manji ko me ko wana numere ke ko français. Bonsoir, bienvenue dans ce journal extrêmement court en raison de cette qualification flash information, l'actualité en Afrique pour la lutte panafricaine. Nous avons décidé de vous révéler des secrets sur Jean-Yves Le Drian. Cet homme que vous voyez ne croit pas en Dieu, mais il se dit chrétien catholique. Il est raciste et il n'a jamais aimé la peau noire. Il a fait trop de mal à l'Afrique. Jean-Yves Le Drian est né le 30 juin 1947. Savez-vous que ce Jean-Yves Le Drian était un jeune coursier du gouvernement au temps de président de Gaulle? Savez-vous qu'il a été secrétaire d'État au temps de François Mitterrand? Il a servi Jacques Chirac en tant que conseiller régional. Il a servi Nicolas Sarkozy en tant que chargé de mission. Il a servi François Hollande en tant que ministre de la Défense. Aujourd'hui sous Emmanuel Macron en tant que ministre de l'Europe. Chers Africains, vous n'avez rien compris? Eh bien on vous explique, ce vieillard au crâne brûlé que vous voyez est comme bibliothèque qui déteste l'Afrique à cause des intérêts de la France. Il a fait tous les postes de l'État. Il a été maire, député, professeur d'histoire et ministre. Il est président du Conseil régional de Grande-Bretagne et membre de la loge maçonnerie. Vous savez, en Europe, on les appelle les gardiens de l'histoire. Ce sont eux qui donnent les directives au président et les stratégies de comment piller les ressources de l'Afrique. C'est lui, Jean-Yves Le Drian, qui signe le document de qui tuer et quand. Savez-vous qu'il a signé document de la mort du président tchadien? 2 commandos avaient été programmés, Alain et Cédric, mais c'est Alain qui a tué le président tchadien. Rappelez-vous de Kadhafi, ils ont armé des civils pour tuer Kadhafi. Écoutez la cause. Pourquoi? Je pense que Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine. Car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine. Avez-vous écouté et avez-vous bien compris? Oui, Kadhafi a été tué parce qu'il voulait faire comme les 5 colonels du Mali. Jean-Yves Le Drian a signé la mort de Kadhafi. Il a signé l'attaque du palais présidentiel ivoirien. Quand la jeunesse ivoirienne a demandé aux Français de quitter la Côte d'Ivoire et décidé de faire leur sit-in devant l'hôtel Ivoire, Jean-Yves Le Drian a donné l'ordre de tirer sur les Ivoiriens. Il a aussi donné l'ordre de bombarder le palais présidentiel ivoirien. C'est le même rôle qu'il joue. Ce sont eux qui ont éliminé Patrice Lumumba et Thomas Sankara. Cette loi est déjà écrite chez eux depuis la colonisation, éliminer tous les Africains révoltants. Aujourd'hui, il est en train de révolutionner des dirigeants corrompus d'Afrique pour attaquer le Mali. Hier, le 27 janvier 2022, il a dit à Assoumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères du Niger, d'attaquer le Mali pour une somme de 58 millions d'euros. Il lui a aussi dit à huis clos qu'il fera de lui le président du Niger bientôt. Mohamed Bazoum ne sera plus président bientôt. Peuple du Niger, levez-vous, Bazoum et son équipe veulent assassiner les 5 colonels du Mali. Les ennemis pressants, Alassane Ouattara, Macky Sall, Embalo et Bazoum. Dites-leur que Jean-Yves Le Drian ne réussira pas, c'est fini pour la France. Chers Maliens et Maliennes, le réveil de conscience est différent de coup d'État. L'Afrique est fatiguée. Restez soudés et chassez tous les dictateurs corrompus. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin notre édition. Rendez-vous à notre prochain bulletin d'information. À bientôt. Ali be amere
mutuji jandam wani sankam Sénégal wani rek wow jalo Sénégal ko mimi courrier ku pipi courrier ko kala ku cibir jadi si sabudo rasul di dinele ngelo kanu mulwa wallahi anone asobi di kat wi kula ke kasama jilliwo boko leb kan ka jake awla ko e bujan ka sim rek François Ombo kanjaro ke sokola wambo di ka sanoro diga mana tembe babu libi anda Russia banira gore Sénégal yo ku yusem ko président goro ko ku yusem mangu kasare bu kana ko pale ko nyon ko président bare Gambia ko tra nyame ma ko man ko bu ya jemele ko wala ya jeme nyongala ledi gouvernement Sénégal nyongala ledi gouvernement France udi ko nok won ko nya summit Mali président ngole o me Mali na enjoy fok ya jeme umal amang ma jugal sof teles Afrique du Sud South Africa mo jiga funa be arjuma na ya jeme la ko be jay jumaay be ya ka sala ke juma mo korosi mo juk ya jeme parone wona ma président Hector Djine to panji manjume ya jeme ta flangu kamanju mankula ko manku jelo kamanju kula ko manku yewlo umanjana manjut udine ya manke umanje mi tejo chang mu karang mu man wa alquran rege magamal ibrahim chechele e popor ya jeme dunia po lakra sagara ana jama jundi fuli afe rasul nala na kuombulo kaba après ça famille rasul fang simbe dana wolim ko ku jalo manku kuduba jama ngela daji man me umle ana chahan manku jama da wajire dia emi de la ne pour nous Ousmane Sonko ko ngane man kureli wa takul après ça ma mena ta musaraji auju billahi minash shaitanir rajim de tara bismillahir rahmanir rahim fang Macky Sall fo bonjour bonsoir kay ma ko yabu kana way bu jamana waaw kam woni bang moy wawa o cin mo fo me banjalan ko ana la jo ayekani na mikel woto jo liwa si papa la mi te man si papa la ko to tentane ko man ko tikola wala ka bajar londe wala ka liwa ngomon regala me bukana ke no ku liwo par ko kan ku sen rif ke foli nya jili wala ko kele fi aka man ko jo man ko rambe no la yu bodini ala ko di bantama bayam boy lebe sukuru penges awa nyolo mulake aw baya fo gile anyila bajum alleganom pambaya jumbe futigdi awa mu jum legi ker ko mo ro bang wala wan bay sam Ousmane Sonko na juñu dala ma sanken mais Macky Sall kam men ko nokono na kala be ko ni teme ko yetto watiti ya han ni fu jangata amu serna la ko impôt domaine ne vérifier la ko vérification de la société civile compagnies émolument banque na tout na kanika enquête simili butiken anda tane ma Ousmane Sonko na cey nanga di francs yumbo nani musere nga di francs yumbo musere tebwa nan wakale mangu kura men wa dine islami diga kuro wani cirtu le tingo bula hono manganda jamaata yo ni jam do tubang ku Sénégalais fanku jundi télé manku sanken ali na ken ijukero di télé ni jukero yo kala way ku jamana ci riari fang na jundi télé nana Ousmane Sonko na ngala ko ka enquête kel akila fulen fe sung fe fulen na fe balatab Ramadan nana balake e fume sunge ndogu wate kila irinde fume sunge rinding nanum naja marada olon wana usa waba fumu sunge tu nanu Ousmane Sonko nala kari pasi wa omba ka enquête akila omana enquête akila nan Ousmane Sonko na to majam be bitike majam nomulo Nescafé na nomulo mbure wala nanu anino awno mela mabode obuli mana kando ndi sukura yola mari nanu oba jakale Ousmane Sonko anano bo amna na puru di téléma sanken alman kanta jamati de awlof parce que ko nane akela ba Ousmane Sonko balake broko impôt domaine ase ko na jawlo nanu Ousmane anyolo la juut
aseno sugure maja hôpital nan Ousmane pour di dire impôt debel awala betenda maja bidi bitke mama ge sugure masena sekala majidum anyila hôpital Allah akbar Allah kujola waji mangi man je mama memite seno ane setana bang anan duniya to kujiga manku nyabo mola nje fay baji baya jika Ousmane Sonko baju yaje ma baju emite une moye ye bayta bi finto bi mo Jadi baju mutu muy waji manganya jira kom ko ne ka tigen ku jamaat Gambi emide de problème Ousmane Sonko Casamance de kanu to kawandi mo ko bang mona ko ne ana la ko ya may yoni mela apo yino ku jamaat ji ka mo roko han wajja ko taw jumma sandif ke fiya bare sefa wiye aku je be fok di sefa le bacho ji kat manji jantino bu kanak molu budini pi fude mo ba furi tigal nene fam pe yalla ti sangan pi tuno waaw inja bay la ñu gëna ko re panu jow sofo fu jow bujo njanata bujom anata sofo me mite mangtu ya emite jebe poem ana jebe poem ha paru roko kajen nano MJ elangeni ja bare mite mangut MJ fane poem di mala gëna mu boné nya waawji mangé ku jamaata jiragom waawji mangé jila jiju ka sempla jola fang dala na jo ajum ba tab si bande pour man ko buji Ousmane ku jamaata ko ko tuloro si ku ñu mu tige furieri tiken diandi ni mangé mamé mi yolo fang ka sankana fang amonu sangena manu man le kulere jap anu man jale mu amana hanano koy mu le jalaw a jamaat amanto e law seda manko foko nya fokan jamaate akindom ajidimo be hôpital afulo waken namu musakano kawande Gambi afulo Casamance na pulo bare nyamola jola abari ngo maken alake Gambi malet e nyanki bari mbon lande mbaji ani no mu afulo na sanken pepele nana let nyandi nyabu bari ken sande simin butinkende eni le wujto nala ko an fana kila mana manga meno le chane na manga monde sigrela di nyanja na jo ani no nala ko kawande o le kane sela le ti jinne kawanda kila afula kila bake na jinna ku jola sat man to jigaro man mew afula nani nyamula jola nana ku bari mom jikanu nanu muy lesile sielu lesile jake nanu ujiga ya muy ku jamata ujaw ya be kaba nanu ya be kaba fo janibu taaf kaba fo pare ka parake ku jamata kuma mola mo taaf kaba mona rega men asanke fana di enda aru aban ben sitenu ke fola desa jadi non nanum fo pare ka parake kuma mola mu taaf kaba la akbar memi te ngone e rup si junube sia mo gani ngam yam mo kam ma jakutan tudi MTD preo fo pare ka parake kuma mola nya wanu mangale ko te ula ku jamale jirago MT kanka mo ula biko pare yolla de pare kura nya waji mange ko de ku jamata jirago ula wanu mangale ko de ula no baja mom tu emite de gamen anaw mew kanum e gamen rasul yono kanum ala ori ne se me kanum ala ori awuja jamaat tiragom ne se yema e kanum haramo dinga awuja achama kanum ala ori awuja achama tirago okon emite di an yone u kanum hakay ayma kolim haka awuja chama tiragom emde yone pa mo ajabru mo kanum ajabru mo ayma kanum ajabru mo
yo ula tunu baja bajo nya waju mangale kotike wanu jebe ka kuli wana mite ya mari wala gina tula no kana raka nya wawonto kujamata waji mange mande memite wala no iblis seseno bang eseno yabu kana kuja kana kola kula ngujum ko kuje kurambe ni ko jaji tikena boteni buyi ko be kat kadu be jakut usagak anyila na nini achiltu tambu sano do nyekulo nya mom ulange na ubojiri kapun naya o kate di kanum jiribe maragana ano tamba jum kay ajamata na lalat kajala amang digne barja kula ko ko jutu kula han ananu koyum otom di kanu fanfan ku jamata wala mangala ko ke wala bayta di kanu ma fanfan wala tuita because silko ngayo amang ma wok ma sa ku français wolu wem fo modu ma kala jow boba jige ba ko kala fangi su kala fang aganyo ko mangto na wala fa mu mangalo mak na jigana esukela fom bana bajim ko mangto na wala fa mu mangalo ani na ke nane ngere ke communiquer sinjang ko wote Macky Sall ñano waran ko wote Macky Sall mangto la nane wonkinde téléphone bare kurmo kirago alanta wonkom aw communiquer sinjang kine o fangentinde dara Casamance monu cin Casamance no moni cimmo meno a jamante de pren an Casamance a palo la jamante a jamante de pren an Gambie a palo la jamante koku cilebo so manu rem Casamance no moni rem Casamance no mi ren Gambie no po monu ren Gambie no akamana amantu mukana mola o ayne man boli poli ku fe bari ñan ku ñila ku mole ku jañi sekay ta fang di ko possible ni ajira mo na je yana ku yite ma ID card hele yukule kone ID card ne jitumu kono aja nguru kayta ke bambo nanu jiga wulu kayta mboye kayta kumbo ko kono nyesum lolo voters card mboye nanu jebe janyi suyo ayno lirio nanu ku kanu la boyo aboyo GTM na lake bona ko karan ye gamtel nala ko nanu kunya korum kamana keno mto o sino of the immigration ona karandi o karandi na manjo nanu num manja nyila meta nana hani nana nyila baitulai nanu he nanu jo muya jo misai na sano maseno kaita kola majum hey nyo parya pucheta nyanyam ani ne fulele empukana nine nukana nine empukana sek nukana sek nyanyam para ula kunyela kola para ubonyo ya ha no nje chinte babe nje Casamance mikina Casamance ko be ban kuchim changi otom jikonu fonfon janno ume wana regum sa ume para nana lakulum amone sofu mana juru mende Wana songo la kat bi la ma walo ma jo bi e bi atari be anu mangelu ne yora e do yitiri tanso amani to afwa ndax tamit yone la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nje jawlo be do daga sanken bi ko di groupe be mo mani fama e
Ofuleu jono bukana kode kupulo pakola bukana kupulo nyamola bare ko kurete kola kana kurtim bukan kan jama gel nyamati anaw tapati anaw bare ro tu wisi sen ko kurete kola mata kana kurti kike papola ala yingi de kale sakola o bajo bajamu kana kan bulu da yunda kan ma fikisi londo yola annasara kaza maskwale papia Ikuale nyamia manku ser papia mayibum di kazamas pati mayibum nyamia do rescue kazamas wala bakalo ya kafamu no bajka wal man dina limu ko mujum be ke kazamas aw jam jana manjutum wa fo la ko maw o jam jana kuni tum wala ko maw Cheikh Ousmane Bodia yafom ni janjam déclaration gati ampom Muhammadu Amin Badji yafom bare fulu mu fop ko mati o punyirit yow so xamone Casamance tas aw dina nu man jene yow bo xamone dara yow bo xamone billahi yow bo xamone Ousmane du gagné Ousmane du gagné yow bo xamone tous Ousmane du gagné ndax yow fa nga jaar ba tax nga perte fa sax ba nga tax nga mer yow kenn xamul yo abaraka ayno ni janjam basankana biya nge busum sum afulo munje jabiyo apunyerit wanira ko na janjam neno mu punyerit amana kala pauna pabu Ousmane Sonko ajo ma tubi apunyerit monan pamela na jawlo be Casamance aw kam religion aw yisen diine bu kana ko baya na jawlo baya jumen jaama si en soban mande baya o ay yisen ku jola islamé bang eno mu punyerit en juju o di mo manjaji seno no nje baydu en jere go a punyerit unanja samnet di fulo ba mo fola pa bal unene ko ko la pa bal unene frongo la pa bal nya ni eteyom ma tibir manana ma o pa bu Ousmane Sonko abaye nya londe ko kala Ousmane Sonko na gagné ti cengoro abaye londe de buje pour londe ana tamba gagné ko na ngon na baje ko hey jiragay no ma tenkung atenkung duniya kuna ku fiji ana kone umanti ya mujumbe jayano kujalo di busumbal mame umanjut ona tenkung ninyo o kare duniya ka kanu ona kanu famfam kanu famfam anja mama mbatilin mamba tilin beka tegno banda wala inye pankana kuminu lebe na wala ona kanu dunia kuna kufiji Ousmane Sonko mukana mola famfa mola tanari mula tarindi to wana bajule tabale to kanja chabo Ousmane Sonko la gagné wala Ousmane Sonko ma di mairie nya to nya ona yi sole bukana maka mujuka barko o londe na ke buje bukana ona buje bukana Allahu akbar dunia ana manju jawa fa manju to Afrique ande konja ando manju fa manju la ka jer bare mbakanu fam emite mangul belu sok emite be woni mambu kono
makanu fanfan jalino ay noonu wana sankem bu loolu passé ma war a ñëw nag tey wax ci xeet bi nga xam ne ñu ngi naan leen man ji jante loro jagde wana mbonga sankana gade ñu ngi naan leen ajama taw séeréer yi loolu lañ leen daan wooyee ajama taw waaye nag soo demee ci ñoom ñu ngi ooyee seen bopp ajamaat ajamaat nag nekk xeet woo xam ne ñu naan leen joolaa ci loolu lañ leen gën a xamee ci ñoom laa bëgg a ñëw waxtaan muy audio bii nga xam ne moom lay def ci joola joolaa nag ñu nekk xeet woo xam ne xeet wu am jom nga jàpp sàcc ñu ne la sàcc bi joolaa la ah man de masuma koy gis te ci seen biir laa màggee ci seen biir laa yaroo ñu nekk xeet woo xam ne xeet wu bari wàllu yu lañ ndax lu waral loolu seen jigéen ñi dañ nangoo sëy te seen góor ñi seen ñàkk rek la ñuy lekk loolu nag mooy xeetu joolaa joolaa nag ñu gën leen a xam fan ci diggante Gambie ak Sénégal ñu nekk ñoo xam ne démb ca Gambie mu nekkoon xeet woo xam ne xeet wuñ tuutil la woon muy xeetu joola waaye ñi nga xam ne ñoo leen tuutiloon ñëpp muy xeetu joola soo xalaatee ca sa digganteeg yàlla di nga xam ne xeet wii xeet wu jege yàlla lañ ndaxte seen ñàkk la ñuy lekk duñ lekk alalu jàmbur te ñu màndu lañ amul xeet wuy dund ci diggante Gambie ak Sénégal bu leen gën ñoom joola amul man de mën naa ekkati sama loxo ca kaw ne gisuma xeet wuy dund ci diggante Gambie ak Sénégal xeet wu gën xeetu joola amul fa ñu nekk xeet woo xam ne xeet wu suufeeloon seen bopp lañ te nangoo liggéey ci Gambie muy xeetu joola man nag duma jay nit ci damay wax la am ñoom ci seen jëmmi bopp xeet wu suufeel seen bopp lañ xeet wu tuutil seen bopp lañ waaye it ñu gëm seen bopp de soo déggee tuutil sa bopp mooy koo xam ne da réelul lu bëri kooku mooy ku tuutil boppam la nga xam ne moom laa xam ci joolaa de yi doo xamee doomam ak doomi keneen moom joola seen biir kër boo fa demee doo xamee kële mooy yaayi kële mbaa kële mooy bàyyi kële loolu xam naa ko ci joolaa te li ma leen di wax mooy dëgg
cosaan lañu di xeet wu fonk seen cosaan loolu mooy Joola tey ci Joola lay wax te li ma wax ci ñoom loolu moo am man ba Jóob Mbàccu bi ma ne la man sama baay dafa amoon jabari Joola mu sant Saane Bala man ma taxaw ak suma yaay ñuy waxtaan mu ne ma Asan ma ne ko naam mu ne ma sa yaay soxna mi ma ne ko waaw mu ne ma billaahi moo ma gën man kon xam ngeen ne kon wax dëgg fa yàlla wax sa mbaaxu waay du wàññi ci sa mbaax dara Joola xeet wu fonk seen cosaan lañu booy xool ci diggante Gambie ak Sénégal xeet wu gën a fonk seen cosaan soo ci génnee Joola Saraxule ngay am waaye tey nag ci Joola lay wax ma yem ci Joola li ma leen ay wax ci Joola mu nekk xeet woo xam ne ci diggante Gambie ak Sénégal ñu nekk ñoo xam ne nii réeluñu seen bopp te kuñ gis mën nañoo ànd ak moom te duñ la won ñoom ñooy ñan waaye ñu bañ ku leen yab lañ ñoom Joola ñooñu tey ndax nit bu ñimee nekk ñu xam rek day bañ ku ko yab liggéey yu bëree bëri ci Gambie yi ñun Gambien yi ci jamono jooju dañ daan bañ liggéey yooyu waaye Joola du ko bañ ndig lan nangoo lekk ñaxam réerul boppam kon man mën naa wax ne xeet woowu xeet gënul leen tey nag ci Joola lay wax mu nekk xeet woo xam ne it xeet wu bëri walli yu lañ te ku ci takk jabar dinañ la jural doom yu baax ngeen bàyyi xel ci loolu ndaxte xeet wu am ñaan la mooy xeetu Joola kilifa yu baax yi fi jaar yëpp ñaanal nañ xeetu Joola loolu ngeen bàyyi ko xel ndig dañ nangoo liggéey ba pare seen ñaq la ñuy lekk nit ki bu la liggéeyee ba pare foog nga ne ko jërëjëf nga fay ko ba pare ne ko li ma la fay yenn ci yàlla def ba mu nekk xeet woo xam ne kuñ may jabar nga takk ko yóbbu ko sa kër duñ la jural lu bon loolu mooy xeetu Joola na ngeen leen respect jox leen seen cër su beneen yoonee su ma waree wax ci beneen xeet ngeen déglu ma Okay. Yo. Latu mjama jan wana sankanum. Me nation yola. O kasalamit. Anala ko ma sanken. Ma sali. Ah, kasalamit la. Utom jike no fanfan. Ku jamata ko. Duniya kuna ku feji de anala ko japa yoni melam jinino nje kay tani jumum toni jumum ala do wona sansewum de tani jumum toni jumum adum pi junto di malagana mum bom adi kolitu de lambalinka ba jaka jupe bu koko ku jala njel fukande barja ku da ko wani ragon loolu ya o kale anon bu konu fanfa ñanya ba yana no ma na ragu So picture this situation. You are depositing all your monies with France. Should you need some of your money, you get it as a loan at commercial interest rates. So immediately you have a credit with France, but you begin to owe France. This has been going on and continues to this day. So combined, the 14 countries are giving to France cash, cold hard cash, over $500 billion every year. And France takes that money and invests it in its own stock market under the French name, and the countries may or may not know the returns.
currently, for every 14 billion that France takes out of Africa, by the time they finish investing it in the French stock market, they are realizing upwards of 300 billion. So you do the math to see how much money France is taking out of Africa every year. And yet France has the audacity to then look at African countries and call them poor countries. Why would poor African countries give $500 billion to France year in and year out? What really gets me the most is, how does the world sit back and watch this carnage take place in Africa? Where is the United Nations? This is the body that's supposed to be looking out for any violations of human rights. It is my humble opinion that singularly, what France is doing to Africa is the biggest violation of human rights. Women and children are dying of starvation, youth unemployment, when the same poor countries are giving $500 billion to France. It simply does not make any sense. And I don't know how the world can sit back and watch all this unfold and nobody is saying anything. It's unacceptable. It is wrong. And we're simply asking France to do what is right, what is just, and what is fair with the Africans. I attended the event that took place at the embassy here, and we actually read your speech where you gave the history of what took place and how modern-day Africa was carved up. For the folks who don't know, explain the Berlin Conference. The Berlin Conference was our colonizers' way of saying to it that Africa and her children are forever defeated and dominated. They came together in Berlin at the invitation of the then Chancellor of Germany, Bismarck, to divide up Africa. 1891, November 1884 to February of 1885. They met and chopped up Africa into the tiny little economies that we see today. Economies that clearly cannot survive on their own. Economies that are easy to destabilize should they begin to look like they're having a leg up. Economies that will make it very difficult for these countries to trade with each other. Najiganja mu wana san Kenya budini France ku France illa hal kan ere fo warante san Kenya ni pat bu kan ke masibo kan ke albala lahi kan ke albala mumu to kala ku kenu fanfa no buyiga ya mukana budini kare haraman ya fokon ujiga ja tate ande boku honorable Kali Kamara na la ko se député ya no councilor ayda mari njana bontu ku seka haji kana mate nje pembi jum kenya pikana député wapi pi puren endai ala sembo seno manji kan tous omi jat naja goja naje goja foyi ji kat kariban ke kana kan sume bu tumam yo le député ya ande bu tumo wala bu sunsu tabo nenoto ma sanken sum kajom naju ma sanken bona jum anyila ngoy gona bona jum ma ja san foni bondal manana ko bukan kalman ka jam fay bukan newu anyila moy poroche foni bondal nakin maju ma jalu no natte nana ko bari ngo ko mangta kila kama ko kuma mai kam kana moli ka ume nafiki ma sanken jawana sanken ke funi tale nan ko rego ma me ka jona ke baro waro jo ma gajoru ha njewa muji mangtum de tinno kewo anyila muji kelu mo posinde foni bondal tamlan bayu bode nje nambo mana tinne foni bondal tamlan bayu mo mok muji kelu fanfan nyanyam momala kama buntu kuseka barja o me juju ko otom jikonu fanfan kanu ku dibte ko ande butubu sume kama me ngaro le mole anyina mu posti kurum kuna sangano janan teñu juju ko jugo oto nje bere o tate nje baytula al mawrus hajamat babil masjid ko assalamu alaikum angwala munampo kula putokolo nje chore mbo demite ko ngari an bare malegala mo ay baji bega punyo an